jërë ngeen jëf mbokk ñi safoo di sant ci Opinion Libre TV ñu ngi leen di dalal di am mbégte saa su nekk rek di ci jàkkaarloog yéen mbégte moom également la ñu am toog ak ñu miin di defal émission di monsieur Dame Mbodj ci nekk coordinateur u mouvement citoyen pilier di Le Peuple nekk itam syndicaliste nekk koo xamante ne évidemment dootuñu ko présenté askanu Sénégal monsieur Mbodj ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mariama di amaan mbégte dalal la fii muy siège boo miin yàgg nga fi ñëw di ma defal interview donc maa ngi lay wax nga dal jàmm surtout ci sa plateforme bu bees bi nga xam ne mu ngi tudd Opinion Libre TV di nuyu sa internautes yëpp yi nga xam ne ñu ñuy seetaan di ñaan lépp lu ñu fi wax mu jural njariñ sénégalais yi ñuy seetaan te ñu wax sunu aqulaay taala bañ a ragal ku nu mere ci sunuy wax wodd ko wante ñu teg ko ci dëgg rek ngir lépp lu ñu fi wax mu jur mu andi ay leeral ci ñi nga xam ñoom ñoo ñuy seetaan. jërëjëf monsieur Mbodj waxtaan wi li ko sabab waxtaanee xew-xew yi askanuk Sénégal te xew-xew yi nag mënuñ ko wax te waxuñu élection législative yi tey nag ñu gis ne coalition bi la di Yewwi Wallu intercoalition bi di Yewwi Wallu amal nañu ab ndajeek taskati xibaar daal di nag ñëw ci yu am solo yoo xamante ne nii ñu falee nag ñu jàkkaarloog askan wi daal di koy wax liñ ci gën a fës ci li ñu jël comme ndogal bokk na ci annuler li nga xamante ne nii moom moo di manifestation bi waroon am tey à partir de 15h fële ca place de la nation ñu gis ni depuis législative yi tàmbali pression am na tension am na tey jii nii waxoon ngeen ne élection législative du am Sénégal sans liste nationale bu Yewwi dem mais aujourd'hui dafa mel ni tendance bi changé na ak li ngeen waxoon yëpp ne da ngeen koy def battre le macadam par exemple mais tey jii da ngeen ñëw ci seen décision dindi li nga xamante ne moom moo di manifestation bi waroon a am tey daal di rek comme ni ko xale yi waxee jënd glace qu'est-ce qui a changé parce qu'on a l'impression que ni c'est quand même une montagne qui accouche d'une souris. waa jërëjëf Mariama xam nga Sénégal moom comme niñ koy waxee boo defee lii ñu ni lële moo ñu gënal loo mën a def rek nit ñi mën nañ ci am seen xalaat ndaxte Yewwi Askan Wi nit ñi présenté nañ ko fi comme une coalition boo xam si dañuy yee fitna Sénégal kon nag jàpp naa ni bu ñu xoolee ni loolu lañ ñu présenté tey kon bu ñu taxawee taxawaay bi ñu taxaw tey ginnaaw bi kilifa yu bëri ñaanee daane na Yewwi Askan Wi dàq manifestation bi mu naroon a def suba u tey ci 29 bi man jàpp naa ni loolu nit ñi waroon nañ ko mën a rafetlu parce que Yewwi Askan Wi ku ne xam na ni moom ñeme nañ Macky Sall Macky Sall moom ci boppam bu ragal dee am moom moo ñu ragal ndaxte moom bu ñu waree manifester moom mooy génne char yi police ak gendarmerie génn mel ne Sénégal dafa ne ci guerre kon kooku ragal moo koy def maanaam président Macky Sall moom dafa yore doole ji ko askan wi jox ba noppi di ko duma askan wi ba noppi ragal nag dolli ci maanaam malgré que am na force publique moom Macky Sall ñemewul lool moom ñëpp xam nañ ko ñun nag wax dëgg yàlla wane nañ budul benn du ñaar que Macky Sall ñun ragaluñ ko mais bu ñu nekkente ni dañoo nekk ci réew mi bokk ak ay nit ñu dem gis ni Macky Sall mi ngi jaay doole bañ taxaw di xeex ak moom aujourd'hui sax boo xoolee presque Macky Sall moo nekk opposition parce que moom ci sunu ginnaaw la topp lu ñu def rek mu taxaw daal di def conférence de presse moo ko ay nitam tontuñu maanaam actualité bi Yewwi Askan Wi moo ko poñe moom mooy wax ni fu mbir mi jëm maanaam waa Bennoo doo leen dégg ci dara ñoom sax presque existé tuñ ñoom li ñu fi waxoon jot ni dañuy taxaw xeex ak ñun mësuñoo def benn manifestation bañ génn te dañ doon menacer ne dañuy génn xeex ak ñun kooku moom ñiy seetlu yépp gis nañ ni ñoom seen waxi kese jooju moom toujours ci lañ nekk parce que jàpp naa ni buñ ñu géewaloon ñun waa Yewwi ak waa Bennoo te benn police wala gendarmerie bokk ci man jàpp naa ne kon musiba dina am parce que ñoom xam nañ ni il ne représente rien waaw loolu nag bu amee tey jii ñu jëm ci contexte boo xam ni tey pare woon nañ pour jàmmaarloo comme niñ ko mës a def ak président Macky Sall le 17 passé bi mu ñu jaayee doole war a encadrer sunu manifestation comme ni ko constitution bi mayee mu taxaw ne moom du encadrer day tere alors que moom amul droit tere parce que constitution bi moo wax ne ku bëgg a manifester am nga droit manifester kon loolu bi mu amee ñun ñi ngi taxawoon pour defaat la même chose naam am na ñetti nit yoo xam ne président Macky Sall moo leen rey police ak gendarmerie bu Macky Sall moo leen tiire rey leen loolu mooy dëgg parce que ñoom li nga xam ne moom moo am mooy di jéem a xoqatal nit ñi mais boo xoolee bu ñu nee nañ def autopsie bi ñu paree famille bi ñoom dañuy contre expertiser ci li xewoon ca Bignona
ak Idrissa Goudiaby mais ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi nii di teg pression famille bi nanguñ bàyyi famille bi ñu dëj seen dëj parce que famille bi dañ ne ñoom dañoo bëgg ñu jox leen corps bi ñu def contre expertise ñu bëgg leen a imposer ne nañ dem suuli néew bi loolu day wane ne kon jaay doole lañ bëgg a def maintenant nag aujourd'hui ñun leenu jàpp mooy que ni jaay doole rek moo continuer maintenant ñun bu fekkonte ne ñun ak moom rek la dañuy jàmmarloo ak moom parce que président Macky Sall moom nekkul ci dëgg. mais jaay doole boobu nga wax ndax président Macky Sall mu ngi koy continuer naam mais ndax yéen tamit xeex bi nga xamante ne moom ngeen engagé woon ne da ngeen koy xeex jusqu'au bout ba élection législative ngeen imposer seen liste nationale par force ndax là da ngeen en quelque sorte lâché du lest ndax bàyyi woo leen. mënaguñ ko wax xam nga lu tax. parce que élection yi moom ab nawet ayam ab nawet mag ñi dañ ni tant que góoboo ba yóbbu sa biirum sàq yàqu weesagu ca élection législative yi tant que proclamé wuñ résultat ya le 31 juillet yàqu weesagu ci kon nag bu ñu jaayee doole reenu ñàmbi la kenn xamul fan lay dammee ñun ci xeex lañ nekk. ñu gis na ci histoire Sénégal naam sax liñ ci xam bëriwul ndax ay tout tànk lañ waaye mosuñoo dégg ñu ne liste suppléant par exemple mës na dem élection législative tey Yewwi Wallu jël liste suppléant nangu ne ñoom moom la ñuy demee législative ndax loolu noonu dina nekk loo xamante ne mën na baare président Macky Sall. non loolu ay wax la président Macky Sall réew mi dañ koo baax maanaam nit ñi dañoo doyal ci Macky Sall loolu mooy dëgg man jàpp naa ne ak gone gu ndaw gu kenn xamul sax boo ko tegee teg Macky Sall kooku mën naa gañe Macky Sall parce que sénégalais yi ñoo bëgg Macky Sall dem sénégalais yi ñoo doyal ci président Macky Sall lii mooy dëgg kon ñun par principe moo tax ñuy xeex. parce que comme ni nga ko waxee kenn mës sa gis ab élection boo xam si dañ naan titulaires yi duñ dem mais suppléants yi ñooy dem mooy mi ngi ma ne match de football boo xam dañ naan ñi nga xam ñoom ñooy titulaires yi duñ football mais directement remplaçants yi la ñuy dugal classé leen xam nga loolu xel mënu koo nangu alors que le principe de l'unicité de la liste kenn werante wu ko juristes yi wax yëpp ne nañ loolu la xel mën a nangu d'ailleurs il y a 102 juristes professeurs d'université yoo xam ne bind nañ seen texte ñëpp lire ko ñu ne li xew nii ci conseil constitutionnel day yàq seen justice parce que bokkul ak li ñuy jàngale ci seen amphithéâtre yi en droit ñu ne ñoom dañuy jàngal seen i étudiants ak li conseil constitutionnel def day tax day ñàkkal fayda droit day nërmeelal li nga xam ne moom mooy faculté de droit parce que gàcce sax ñoom lañ ci am ci li conseil constitutionnel décidé parce que mënoo teqatle li ñuy tuddee liste proportionnelle ak liste titulaire benn liste la maanaam ñee ñooy falu bu ca amee ku am jafe-jafe ñee wuutu la mais pour wuutu mën a am il faut falu am d'abord mais kon falu amagul ba ñoom ñu jël ñiy wuutu te ñoom amaguñ ku ñuy wuutu xam nga loolu Sénégal rek moo ko sañ musta am ci àdduna bi Sénégal gi sax musu fee am mais nguuru président Macky Sall njombe lu ne dina fi am ci nguuru président Macky Sall moo tax du bett kenn lu gën a garaaw lii sax Macky Sall nar na ko fi def kon nag ñun dañu naroon taxaw tey comme ni ñu ko décidé woon taxaw xeex ak moom parce que ñun président Macky Sall xam na ni ñun li ñuy def dañ koy def parce que dañu am ay conviction li ñuy def dañ koy def parce que ñun xam nañ ne loolu moo gën pour suñu réew parce que lu mu ko jaral pour yàq réew mi war na koo jaral pour ñu defar suñu réew mais buñ malheureusement pour ñun ñu nekk ci contexte boo xam ni dafa am ay mbir yoo xam moo ñu favorableul li ñu favorable mooy dañoo jëm ci ab événement boo xam ne tabaski la tudd tabaski boobu nag mbeddu Ndakaaru yëpp surtout fi nga xam ne fi la confrontation yàgg amee dañ fa gis ni ay gétt ñu tab ay xar ñoo fa nekk ñu gis ni kon bu ñu xeexee ñi ñëw intervenir yëpp loolu la ñu wax ni lu ci mën a am ëllëg yéen nañ koy jiiñ parce que bu xeex bi méttee ñooñu nga xam dañu investir seen alal ñii dem leb ci banque yi dem jënd ay xar yu cher bu xeex bi méttee ba ñu yeewi seen i xar wala ñoom ñu génne seen i arme xeex pour bëgg a aar seen i xar jàppante su ca amee ay samba booy dugg ci lu ca mën a am dégâts bu ca mën a am ñun lañ koy jiiñ nguur gi dina ci jafandu pour wax ne ñun la léegi nag ñun tamit ñu évaluer wax dëgg yàlla parce que beneen kii bi ma doon wax sax ay événement école yeeg yooyu daanaka mën nañoo wax ne mën na am jeexital mais li ci ëpp école yi ci ay endroit fermé lañ nekk kon jàpp nañ ni xëy na foofu mënoon na bañ a am yenn impact ci examen yi mais bi nga xam ne moom mooy jafe-jafe bi dëgg mooy comme ñun dañoo gis ni Sénégalais yu bëri ñi ngi concentré wu ci jaay ci tabaski bi te ñu ngi nekk ci mbedd yi teg seen i marchandises ñenn ñi jege nag lieu yi nga xam ne si lu ci ëpp dafay am confrontation bu dee manifestation bu benn boo xam ne kenn encadré wu ko te it nit ñi partout ñi ngi teg seen i xar yoo xam dafa am vraiment sénégalais yoo xam ne ay sacrifice lañ def pour agsi ci niveau boobu suñu xeexee ci mbedd yi nit ñi nee nañ mën nañoo andi ay jafe-jafe yoo xam ne après mën na am ay conséquences yu regrettables lii rek moo tax et puis ay nit ñaan ñu parce que nit ku nekk
day am toll foo xam ne ñun duñu comme Macky Sall xam nga Macky Sall moom déggalul kenn kilifa gu ko ñaan du la may kilifa diine gu ko ñaan du la may naam fan yii yëpp mi ngi koy jéem a rectifier naan moom melul noonu considéré wu leen comme des citoyens ordinaires mais ni mu leen considéré sax moo gën a ñàkk fayda citoyen ordinaire moom président Macky Sall tegu leen fenn ñoom kilifa yi ku ko mënti ñaan day bañ. doonte weddi na ko ba mu demee Tivaouane wax na ni weddi ko taxul mu convaincre kenn. parce que ni muy doxalee wane na ko parce que am na lu seen ci média yi am na benn kilifa diine bu génn fan yi daan ne dem na Touba ne wax fa waxu 3e mandat bi mu ko fa waxee Touba ne ko loolu fitna la yee ci dëkk bi bañ ko waxee xamatul fu muy taxaw ba daanaka daal di gàttal waxtaan wa xaarul reer bañ ko waroon a tegal sax moom président Macky Sall loolu wane na ne président Macky Sall moom li ko intéressé rek moom moo ko intéressé maanaam kilifa yi leen koy wax ak liñ koy digal moom intéressé wu ko moom Macky Sall li mu jublu rek moo ko intéressé lënkaloo ak France ak vraiment ay lobby yoo xam ni seen i intérêt moo fi nekk ak seen i entreprise nga xam ne ñoom nu ñu noote sénégalais yi rek ngànk seen économie secteur stratégique yëpp ñu contrôler ko loolu moo leen intéressé Macky Sall nekkal leen fi ñoom it ñu nekkal ko fi donc loolu nag ci la Macky Sall nekk mosu cee jóg maintenant ñun nag malheureusement dañu am contexte bu ñu défavorable loolu rek moo tax ñu dàq suñu manifestation mais ñu nag Macky Sall xeex bi mënta ñàkk parce que 2024 dañ ci. ba tey ci xeex bi nga wax ni ñu def rek benn comparaison bu ndaw te mooy que ni li ngeen yàgg a xeex mooy que ni jàpp ngeen ne président Macky Sall dafa noot li nga xam ne moom moo di suñu démocratie ba pare jël conseil constitutionnel def ko force de défense mu nekk combat boo xam ne xëy na ñëpp askanu Sénégal bi yëpp d'accord nañ ci ak yéen parce que jàpp nañu ne combat bu noble la tey jii nii li ngeen wax ne moom moo sabab ngeen toxal li nga xamante ne moom moo di manifestation tey bi benn bu ci njëkk moom moo di xëy na ñu ngi jëm ci feetu tabaski yeneen yi mooy que ni bëggoo leen yàq par exemple commerçant yi nga xamante ni ak marchand ambulant yeeg yooyu beneen bi tamit nekk examen yi nga xamante ne nii moom la élèves yi dëgmal mais tey jii nii bu ñu comparé yéen xeex bi ngeen doon xeex mu nekk un combat boo xam ne c'est noble ndax ça pèse wala boog li nga xam ne moom ngeen jàpp ne moom mooy li tax ngeen toxal manifestation yi nekk na loo xam ne day peser contre li ngeen yàgg a défendre comme ni lii moom moo di seen principe. waaw loolu ñun xamal lu ñu gëm mooy liste suppléant bi sax mën na gagné Macky Sall parce que Macky Sall bu élection yi jaaree yoon mënut a gagné li dal Macron lu ko yées moo ko nar a dal parce que Macron mi nga xam si moom mooy kilifaam dem na élection législative ñu bàcc ko bàcc yu leer nañ ca France amul majorité à l'Assemblée nationale Macky Sall la même chose suñ demee ci élection yu leer du am majorité parce que sénégalais yi dañ ko mere jaay dooleem bi dafa ëpp dëkk bi metti na kenn añatul kenn reeratul kenn ndékkeetul ci kër yi benn togg la ñuy togg te togg ba yaa xam parce que boo demee ca marché ba mënoo jënd parce que loo daan dépensoo léegi boo demee ci marché bi mënoo caa jënd léegi nit ñi mënatuñoo dund sénégalais yi danoo sonn ku mel noonu nag xam na ne élection yu mel noonu su ci demee ñàkkam moo gën a wóor ak gañeem moom Macky Sall bu jaayul doole du gañe loolu moo tax moom fi mu toll ni mu tiit di répp-réppi lu ne mu koy def di gën a ñoqali nag parce que lu mu def rek nit ñi ko lii du yoon mu kon ne di ñoqali maintenant conseil constitutionnel am boobu gàcce la parce que mesure yi mu jël kenn mësu koo gis comme ni mu ko waxee sànq amul benn réew bu mës a am ñu dem ci élection yoo xam ni liste ba nga xam ni moom mooy titulaire ya ñoom dañ naan leen yéen mënu leen a dem waaye ña leen war a wuutu suppléants yi ñooy dem te yéen kenn falagu leen kon liste suppléants yi jàpp ngeen ne dëggantaan nekk na lu dëggal loo xam ne mën na tax Yewwi Wallu gagner une majorité à l'Assemblée nationale parce que liste suppléant bi quand même amul photo déjà ñi ci nekk xëy na peut-être ñi leen xam bëriwul ndax loolu noonu di nekk benn danger boo xam. amul benn danger bu ci am parce que nit ñi dañoo dem barki Dembo Ndiaye ci élection locale Macky Sall jóge ci élection locale yi ni moo gagné ba noppi mer mu wóor ko ne gañewul di parce que mosuma gis. ko gagné ba noppi di fuuñ yi parce que boo gagné da ngay jubilé kontaan Macky Sall daan ni moo gagné ba noppi mer woo ay imam daan ni dañ koo xeex ci coowal homosexualité bi bokk na ci li tax Sénégal yi bëri voté luñ ko mu leer nañ ne kon dafa ñàkk élection yi parce que ci xayma boo dajalee voix yi mu am yépp bu doon élection présidentielle la du romb 41% mooy la Abdou Diouf ñàkkee woon nguur gi en 2000 donc man Macky Sall moom moo la gën a xam ne amatul majorité au Sénégal maintenant nag liste bi amul photo mais loolu moo nekk thème de campagne bi maanaam ne sénégalais yi bu ngeen dee voté leen liste bi amul photo kon kay boobu moo gën a gaaw parce que liste bi mais c'est clair parce que liste bi amul photo kay
jàpp naa ni moo gën a neex a xàmmee koy voté nga ne ko boo demee xoolal liste boo xam ne amul photo rek bi amul photo boobu mooy bu baax bi parce que boobu mooy bi ñuy jaay doole te sénégalais bëggul ku jaay doole moroomu nitam Macky Sall dafa desee xam sénégalais yi gis nga booy jaay doole da lay jéppi te sénégalais boo waxal ci suuf mun la Macky Sall jaay doole bi dafa ëpp kon nag bu ñu nee leen liste bi amul photo mooy liste bi ñu jaay doole ni ko sa photo du ci feeñ ba noppi kenn ragal dina def campagne nationale parce que li taxoon ñu teg waaye Yewwi Askan Wi teg Ousmane Sonko tête de liste c'était pour permettre comme moom comme Ziguinchor wóor na ko ne moom ci kàttanu yàlla da koy gagné mu bàyyi fa Guy Marius Sagna mais moom mu def tournée nationale dem def campagne nationale dem ci département yëpp fu ci ne mu def fa meeting bu rëy incha allah pour waajal victoire bi loolu lañ yaakaar ne su nekkul tête de liste du ko def mais ndax na seen bopp Ousmane Sonko incha allah dina diriger la liste nationale de Yewwi Askan Wi comme ni mu ko doon defee bu fekkonte ne liste bi jàll na fépp fu mu dem mu ne voté leen liste bi wane liste bi te liste bi ñu voté woon ci local yi mook bu législative yi ñoo yem même couleur te sénégalais yi miin nañ ko parce que voté nañ ko massivement ci élection locale yi te entre élection locale yi ak léegi ñi def sondage gëm nañ ne sénégalais yi gën nañoo mere Macky Sall kon lañ defoon te bu nit ñi fàtte ni ci élection locale yi dañu invalider woon liste yu bari yu Yewwi Askan Wi liste Yewwi Askan Wi demul ci presque lu mat 100 communes léegi nag bii yoon amul benn département boo xam amul incha allah Yewwi Askan Wi am na nag système bootante am na département yoo xam ne wàllu moo boot Yewwi am yenn département yoo xam ne Yewwi moo boot wàllu mooy système bootante bi muy intercoalition Yewwi Askan Wi ak wàllu mais ñun li ñu gëm mooy suñu cumuler voix yi nga xam ne si moom la Yewwi amoon ci département yi dolli ci li waa wàllu amoon daanaka département yu bëri dañuy am majorité kon Macky Sall entre temps nag def na fi ab révision exceptionnelle des listes électorales man maa ngi wax nit ñi ngi xaar liste yi bu liste yi génnee ñu gis ne ay coppite yu mag a mag a mag am na ci te ñëpp xam nañ institution yi amoon bariwul su soppiku yi metti amee daañu xam ne ay tappale am na mais su fekkente ni li am liste yi voté woon ci local yi ak quelques changements yu ci am rek ci inscription mujj bi nga xam ne presque yàggul ay quelques jours rek lañ inscrire donc mais moom comme ñun jàpp nañ ni Macky Sall moom capable na sax inscrire ci suuf en dehors des périodes d' inscription kon man xamaguma lan moo nekk ci liste électorale yi te élection nag liste électorale moo koy déterminer mais ñun li nu gëm mooy même liste suppléant yi mën na battre Macky Sall te buñ demee ci élection boo xam ne Mimi Touré moo jiite ñoom seen liste nationale nationalu Yewwi Askan Wi ab personne bu kenn xamul mooy nit ku kenn xamul jiite ko comme ni nga ko waxee ñëw bàcc Mimi Touré bàcc yu neex te man jàpp naa ne fa lañ jëm parce que Mimi Touré jàpp naa ne sénégalais yi wax dëgg yàlla du ñu voteel Mimi Touré la ko daloon ca ba mu duggee ci élection locale yi à Grand Yoff moo ko nar a dalaat daa nar a ñëw ñu bàcc ko bàcc yu metti bu ko defee wax dëgg yàlla sénégalais yi ni non Mimi Touré de wax dëgg yàlla amatina gàcce parce que bàcc nañ ko fu ne ci Sénégal parce que fi ñuy njëkk amee défaite incha allah ci kàttanu yàlla bu ñu sabootewul élection yi mooy perdre les 7 députés de Dakar parce que 7 députés de Dakar yi kenn xalaatul Benno Bokk Yaakaar di ko gagné donc ñeneen ñett wax dëgg yàlla gisuma ñu gagné ko parce que man gëm naa ni yeneen coalition yi mënuñu am député sur les départements ni au niveau du Sénégal dans les 46 départements ni au niveau de la diaspora man foofu ñaari coalition yi rek ñoo mën a am ay député ci département yi ñeneen ñi wax dëgg yàlla dañuy mos rek dañuy mos ci liste nationale bi foofu la ñuy mos xëy na benn député wala ñaar mais nag du ko romb wax dëgg yàlla député yi daal ñu ngi koy xaar ci diggante ñaari coalition yi te jàpp nañ ni Yewwi Askan Wi su fekkente ni saboté wuñ élection yi département yu bëri ci kàttanu yàlla ba ci diaspora bi Yewwi Askan Wi moo ëpp doole li may wax nii waxuma ko pour parparloo naam man Yewwi Askan Wi laa bokk mais li ma gëm mooy su élection yi jaaree yoon Yewwi Askan Wi moo ëpp doole. man damay ragal sax yuuxu ji fiñ ko foogewul. non mais bu ñu basé woo ci résultat yi la fi ñu ko foogewul mooy kay nit ñi yaakaar ni Benno mooy gagné man loolu laa gëm bés bu yuuxu jibee fu ñu ko foogewul mooy vraiment Yewwi gagné kii gagné Benno gagné loolu moom vraiment dina bett ñëpp mais Yewwi Askan Wi gagné moom wax dëgg yàlla jàpp naa ne su amee moom mooy li ñëpp di xaar parce que sénégalais yi ñu doyal ci Macky Sall parce que Macky Sall soo seetloo fu mu mën a dem ñu ngi koy yuuxoo boo xoolee au niveau international fu mu dem ñu ngi koy yuuxoo soo ñëwee fii Sénégal également moo tax sax mu jël ay nervi yu koy dóoreel fu mu dem ñu ngi koy yuuxoo actuellement donc Macky Sall moom fi mu toll nii mi ngi ci jafe-jafe moom fu mu mënti jëm dañ koy yuuxoo loolu nag Ablaye Wade sax bi muy ñàkk nguur gi tollu woon foofu Abdou Diouf bi muy ñàkk nguur gi tollu woon foofu Macky Sall ni ko sénégalais yi guqee amul benn président bu ko fi dundagul ci nguuram lim ci daj ñi amul benn président bu ko daj c'est-à-dire Macky Sall est fatigué parce que sénégalais dañoo sonn ci moom doyal ci moom moo tax fi mu toll nii jaay doole rek la dese li muy def yëpp mooy jàpp ay nit di tëj ku mu yaakaar ni mën nga koo yàqal mu wut ay pexe yu mu la tëjee ci kaso bi
mais loolu bu yaakaaree ne dina yomb ci moom day nax boppam parce que duñ ko may mukk fi mu jëm mu àgg fa parce que ñun dañuy xeex ak moom parce que duñu may Macky Sall nga xam ne réew mi doon ko ci ay waajuram doon ko ci ay maamam ba war ñoo yegg fu ñu yàlla yeggul Macky Sall fàtt nañu ba àgguñu foo xam ne yàlla yegguñu fa kon nag ñun dañuy taxaw xeex ak moom parce que réew mi moomu ko dañ ko koo dénkoon te diir bi ko fi dese bareetul incha allah fukki weer ak juróom moo ko fi dese mënta doon candidat 2024 fégal na te ku fégal da ngay jox sama wujj mu aaye. nag mënoo constitution bi ni kenn mënta ayewaat ba noppi aye ñetteelu yoon loolu xëtum ñaar fukk ak juróom-ñaar yi ci constitution bi mooy sàttu réew mi moo wax loolu moo ne kenn mënta am ak ay tegaat ci geneen ay du ay durée non ay gi yokk nañ ko wàññewuñ ko l'essentiel ay la ku aye daal ayewaat munoo aye ñetteelu yoon président Macky Sall nag élection législative yi lu tax mu ciy xaaju pour bëgg a am majorité mooy su amee majorité moom wóor na ko ne constitution bi da koy tere am ñetti mandat loolu la bëgg a soppi léegi nag bu ko bëggee soppi bëgg koo jaare ci assemblée nationale bañ a def référendum alors que constitution ci réforme ci question de fonds yi dans une constitution mënoo ko soppi sans nga dem référendum te moom ñemewul a dem référendum donc moo tax mu yaakaar am majorité ci élection législative yi pour mën a soppi mandat bi pour mën a maanaam limitation mandat yi wax ne mandat yi dañ koo yamale boobu la bëgg a dindi bu ko defee daan léegi dañ koy fétal ku nekk am nga droit présenter wu autant de fois que tu veux loolu bu ko defee comme moom jàpp na ne élection yi benn yoon du ci jaar yoon parce que ñi koy organiser yëpp moom lañu àndal mooy ministre de l'intérieur moo ko fi teg direction générale des élections moom moo ko fi teg conseil constitutionnel moo ko fi teg loolu moo tax mu jàpp ne mën na sukkandiku ci yooyu yëpp pour mën a jaay doole loolu rek moo tax mu bëgg a def li muy def. waxi troisième mandat junj nga ko sax dañ ci toog tuuti ñu gis na xëy na moom ci sortie yi mu jotoon a def avant wax na ne soxlawu ko récemment am na nu waxee noo xamante ni ça prétend que ni 2024 dafay présenté wu tey jii nii ñu def itam beneen comparaison te mooy ndogal li nga xamante ni moom ngeen jël tey ne di ngeen dem législative ak liste suppléant yi tey jii nii 2024 bu ñëwee surtout pression bi nga xamante ne jot ngeen ko peut-être ci religieux yi leen ñaan ngeen bàyyi lever le pied par rapport ak li ngeen jotoon jël comme ay décision 2024 tey jii nii buñ ca ñëwee ngeen nar a défendre yéen li nga xamante ne moom moo di seen principe wax nga ko sànq wàccoo leen ci tey jii est-ce que décision wala bokk xel yi leen di chef religieux yi di jox par rapport ak yooyu par rapport ak ngeen bàyyindiku xeex yi ndax du am impact par rapport ak troisième mandat Macky Sall parce que qu'on se le dise aussi daf ko bëgg a am mais tey bu yegg si cappaandaw ba ñu ñaan leen ngeen bàyyi xeex yi ndax loolu tamit du doon loo xamante ni da koy mën a dooleel pour mu laaj li nga xam ne moo di troisième mandat. loolu yaakaaruma ko ndax ñun nag defuñu xam nañ ne xeex bi tigi mooy xeexu mandat bi xeexu législative yi am na solo mais xeex bi nga xam si moo gën a intéressé sénégalais mooy mandat bi parce que sénégalais yi dañoo doyal ci Macky Sall xalaat un seul instant que Macky Sall après 2024 mën na continuer di jiite Sénégal loolu waxi dof la parce que sénégalais yi koo ko ci wax mun la non nañ wax leneen Macky Sall ci boppam di ko xalaat loolu c'est suicidaire même moom waru ko xalaat moom Macky Sall parce que nag kaay leen ma jiite leen kaay jiite ñu da koo gën a neex sénégalais yi ñoo doyal ci Macky Sall loolu buñ ca àggee kilifa diine yi duñ ñu ñaan parce que nee naa la am na kilifa diine yu ko commencé wax ne ko nga xëcc ñetteelu mandat day indi fitna ci réew mi. sachant que Macky Sall lu mu xas ba ngànk dafay dagg. waaw mais bii yoon dana dagg mais du ko jig parce que buñ demee ba réew mi yëpp d'accord ni moom moo tooñ bu boobaa day wute xam nga bii sax ay sikki sàkk am na ci ay ñii nee nañ kee moo juum kee mee juumul liste bi waa Yewwi bi ñu koy déposé danoo juumoon ci turu kee yooyu yëpp am na mais bu ñu demee ci mandat bi du ay question de juum constitution bi dafa wax lu leer kon bu boobaa su bëggee jalgati day am tout le peuple sénégalais contre lui te kenn mënta résister son peuple nga peuple bu déterminé kenn mënul ci moom quel que soit doole ji mu am donc man jàpp naa ni xeex boobu bokkul ak bii xeexu mandat bi moo gën a sérieux moo gën a métti ci Macky Sall buñ ca yeggee dina ko xam kon nag ñun danoo jàpp ni bu ñu paree ci élection législative bi rek xeexu mandat bi day door parce que Macky Sall duñ ko may dara ba 2024 duñu ko may dara parce que dañoo jàpp ni moom moomul dara ba war ñoo imposer fii loo xam ni benn sàtt mayu ko donc ñun daal leen jàpp mooy pare nañ pour xeex ak moom
2024 moom mënta nekk candidat parce que constitution bi moom moo koy tere lu mu ci bañul nag ñun bañ ñu ko ci parce que réew mi moomu ko dañu ko koo dénkoon donc ab diir mu dem ba diir bi di jeex mu bëgg fee nekkal occidentaux yi surtout la France parce que mandat bi ñi ko ciy jàppale France moo nekk ci ginnaaw France ak les occidentaux parce que au départ c'était seulement la France parce que France moom dafa yore ay entreprise am te Emmanuel Macron nee na dafa am un sentiment anti-français bu nekk en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest donc le précaré français actuellement mi ngi koy ñàkk avec les événements du Mali ak les événements du Burkina au niveau de la Guinée France mi ngi ñàkk sous région bi comme xam na ne mi ngi ñàkk sous région bi ñaari réew yi nga xam ñoom ñoo gën a discipliné ci France Afrique muy Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoom la dese kon tappale na ba Alassane Dramane Ouattara am troisième mandat ci ay tappale léegi tappale yooyu la France bëgg a jaar pour Macky Sall aussi am troisième mandat léegi nag. que Sénégal tamit dañoo ils sont trop enclins à di prendre en considération sentiments yi. waaw mais non moom laa lay wax dama la mais bii yoon dina wute lool parce que sénégalais yi dañu déterminé wu pour xeex ak Macky Sall ba du fi defee troisième mandat kon nag. naam contexte bi changé na avec le contexte géopolitique actuellement ñu ngi gis ni avec la crise russo-ukrainienne actuellement comme Vladimir Poutine dafa téye gazam te ñoom ñi ngi jëm ci hiver bi ñoom tubaab yi actuellement bu ñu amul gaz sedd dina rey ñu bëri au niveau de l'Europe léegi nag ñoom ñi ngi def ay pexe pour ñëw Sénégal ni ciix gazam surtout gaz bi nga xam si moom moo nekk au niveau de. loolu président wax na ci nee na pare nañ sax pour. fournir leen en gaz fournir leen gaz donc loolu mooy kon position bi donc man li ma jàpp mooy da leen di wax ne ñëw leen tibb sunu gaz yóbbu waaye jàppale leen ma noot sama réew pour am troisième mandat sëgg leen ci lu ma def rek muñ leen ba lu ma def rek neen ma ci jàppale yéen jox leen ma alal ma duma sama askan jox leen ma alal ma jënd ay char jox leen ma alal ma yokk sama limu policier ak limu gendarme surtout que ñi waroon dem retraite fii ba 2024 ñëpp nee na leen du ngeen dem mi ngi téye ñëpp donc Macky Sall pare na pour xeex parce que aussi ñëpp gis nañ ni troisième mandat bi moom la jublool parce que bi mu demee ci sommet bi nga xam ne moo amoon au Ghana dañu dem ministère des affaires étrangères yëpp ya fa tase dañoo signé benn résolution boo xam ne dañ ne léegi kenn mënatu la def ñetteelu mandat en Afrique ba mu des ñetti réew muy Sénégal Togo ak Côte d'Ivoire xam nga loolu gàcce la pour Sénégal parce que ñun vitrine démocratie lañ Sénégal moo mus a nekk exemple ci Afrique fii lañ nit ñi daan jéggaane démocratie di ñëw di ko jàng ci ñun léegi ñun ñoo gën a dellu ginnaaw ci démocratie on a fait un recul de plus de 40 ans actuellement en termes d'avancée démocratique te loolu lépp Macky Sall moo ko fi andi ci jaay doole kon nag aujourd'hui comme yooyu yëpp mi ngi koy teg di waajal mi ngi ci waajal bu metti actuellement gën na renforcer li mu policier ak gendarme ak ay matériel de répression Macky Sall également nee na du ñu dem retraite comme ni ma ko waxee ñoom ñëpp ku ci bëgg a dem retraite da lay téye ba 2024 yokk na seen i salaire yokk seen jumtuwaay yokk lépp fi mu toll nii moom ci xeex la jëm ak ñun parce que xam na ni bu jaayul doole du am troisième mandat kon nag ñun duñu ay dof nee na nii wii nii non ba aujourd'hui tappalekat yi ko wër yëpp malgré que ñu bëri ci ñoom defoon nañ ay déclaration wax ni mënta am troisième mandat ñoom ñëpp fi mu toll nii ñu ngi ni teg kenn waxatu ci troisième mandat bi di waxloo ay second couteau ñooy wër di wax naan Macky Sall mën na am troisième mandat donc mi ngi ci waajal léegi nag fi mu toll nii moo tax ñun tamit daañ waajal comme moom parce que xam nañ ne xeex bi mënta ñàkk en 2024 Macky Sall bu fi ne day def troisième mandat dañuy taxaw xeex ak moom kon nag kuy artu jot na instant bi nga commencé artu parce que dañ ni ku artuwul di nga àtte ñu nag Macky Sall la confrontation est inévitable maanaam laale mënta ñàkk bu ñu jaayee doole bëgg ni moom day forcer def troisième mandat te amu ci droit kooku dañuy taxaw xeex ak moom parce que li tax mu bëgg a def troisième mandat leer na ñëpp Macky Sall li mu luubal ci alalu askan wi moom ak ñi mu àndal dafa bari ñi mu àndal ñu bëri actuellement jiñ nañ leen ay sàcc alalu askan wi ci ay rapport OFNAC ay rapportu IGE ay rapportu Cour des comptes maanaam organe de contrôle yi ñi ngi yore seen i rapport teg tuumaal ci ay nit ñu ànd ak Macky Sall làq leen kon ñooñu bu ñàkkee nguur gi dañ leen di woo moom tamit ay jegeñaaleem ak moom ci boppam jalgati yi ñu fi def dafa bari jaay doole bi mu fi def dafa bari loo tax mu tiit buggul wax dëgg yàlla ñàkk nguur gi surtout ki ñëpp yaakaar ne moom moo ko nar a wutu muy Ousmane Sonko dañ ko ragal loolu moo tax nag c'est normal Macky Sall tiit gi mu tiit nii loolu rek la c'est-à-dire que li ñu luubal ci réew mi moo bari ba suñu demee xam nañ ni la leen ci fekk ñoom xam nañ ko
loolu moo tax instant bi ñuy def tout pour yàq maanaam bu demee ba mënta def troisième mandat mu créer le chaos dans notre pays parce que am na ay réew yu mu am loolu nag képp koo xam ne yaa ngi kañ Macky Sall di ko jàppale mooy yow xamoo li nar a xew ëllëg parce que réew mi bu yàqoo ñun ñëpp lay yàqul kon Macky Sall waruñoo seetaan ñun benn sénégalais ñuy seetaan mu yàq suñu réew doo ko dem moom ay mandaam jeex na fégal na delloo nguur gi sénégalais yi fal ku leen neex mu nekk président. wax nga ni jàmmarloo bi dafay continuer ba 2024 tey ji ñu gis ne législative yi dafa am intercoalition bi nga xam ne moom moo juddu Yewwi Wallu su ma juumul bu législative yi jeexee ku ci nekk dafay dem ci parti bi nga fare 2024 naka ngeen nar a def pour jàkkaarloog Macky Sall ndax loolu li ngeen def intercoalition dafay ñëwaat wala ban stratégie nga yaakaar ne moom ngeen war a def pour jàmmarloog ki nga xam ne moom président Macky Sall. xam nga sénégalais yi fi nekk yëpp te nangu wax dëgg. xam nañ ni Macky Sall ki ko sonal Yewwi Askan Wi la ñu Yewwi Askan Wi ànd ak ñeneen ak bañ a ànd ak ñeneen ñoo ci yem parce que ki mën a mobiliser sénégalais yi c'est Yewwi Askan Wi leader bi nga xam ne moom moo mën a mobiliser sénégalais yi il s'appelle Ousmane Sonko loolu mooy dëgg donc du ay problème mu kee wala kële ñooñu ngay wax bu ñu ne woon suba tëgg leen concert casserole kenn du tëgg ki nga xam ne bu nee tëgg leen ñu tëgg Ousmane la amul keneen ku ñu fi mën a wax nag. ñun ñëpp a yem leader yi dama leen koy wax dama leen wax ñun ñëpp ku ko fi wax kenn du tëgg Ousmane Sonko bu nee tëgg leen ñëpp tëgg tey maa ngi gis ci internet bi ci réseaux sociaux yi dama ree ba bëgg a dee li mu sol tey def conférence de presse commerçant yi ko am ñi ngi koy jeexal loolu ku mu jàng ku ci amul jàngat da ngay xam ni wax dëgg yàlla da ngaa soxal rek peut-être quoi parce que maa ngi gis ñu ni nit ñee ngi rang di jënd tissu bi Ousmane Sonko sol tey am na sax ñoo xam ni la ñuy jaay nuur daa xaw a nuur ak moom rek mais ñu ngi convaincre les jeunes à venir acheter leur tissu yi c'est-à-dire pour woon la ni koo xam ne bu nee tëdd leen ñu tëdd bu nee jóg leen ñu jóg xam nga ne Ousmane Sonko bu ne woon xale yi suba na ñëpp tëdd 18h ñëpp daan tëdd 18h waaw léegi nag kooku leader bu toll foofu wax dëgg yàlla tey jii yow mi Ousmane Sonko bu bëggoon sa fulaar googu nga sol am doole day taxaw rek lal ko daan ne fulaar gi de laa bëgg na ko jigéen ñi sol ñëpp dem jëndi ko c'est-à-dire maanaam Ousmane Sonko moom la jeunesse bi gis discours am moom lañ gis seen bopp ci moom loolu mooy dëgg Macky Sall su génnee dañ koy yuuxoo Ousmane Sonko la mu def loo xale yi ñu def ko ba yóbbaale ci seen i mag parce que tëgg mi da ngay gis ay màggat ñuy tëgg ñëpp gis nañ ko quartier yëpp di tëgg parce que tout simplement Ousmane Sonko neen leen tëgg leen kon nag man jàpp naa nit ku mel noonu kay loolu moo tax ñu ragal ko li coow li bëri yëpp déggoo benn leader bu fi tee ne la waa APR benn leader moo leen tee ne la mooy Ousmane Sonko xasuñu kenn saagawuñ kenn ku dul Ousmane Sonko xasuñu kenn saagawuñ kenn ku dul koy jàppale Ousmane Sonko maanaam Ousmane Sonko rek lañ ragal waaw léegi nag moo tax man la leader bi nga xam ne moo mën a mobiliser sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo moom réew mi tant que Ousmane Sonko mi ngi taxaw ci position bi mu taxaw li ma gëm mooy sénégalais yi dañ koy fekk si parce que Ousmane Sonko discours la jaay sénégalais yoragul réew mi mais da leen ni seen réew mi tubaab yi ñu ngi koy yàq ànd ak Macky Sall ak ñi mu àndal seen réew mi ku fi feebar doo mën a faju seen réew mi ku fi war a jàngi doo jàngi ndax grève yu bari seen réew mi képp ku fi nekk ñu ngi lay jaay doole seen réew mi prise en charge yi ñu war a defal les couches vulnérables kenn deful leen ko seen réew mi ñu ngi sàcc alalu askan wi ba ñuy fekk ay milliards ci këru ay jegeñaale Macky Sall yoo xam ne demaluñ leen fenn yéen sénégalais yi réew mi dafa war a soppeeku dañ ko war a jëlaat ci loxo Macky Sall tegaat ko ci yoon discours boobu la sénégalais yi toppee Ousmane Sonko c'est pas sa personne qui les intéresse mais discours bi ak li mu leen jaay moom la sénégalais yi bëgg a jënd sénégalais yi nag buñ koy jënd dañuy topp ci ginnaawam moo tax ñiy ruube naan nañ bàyyi xale yi ñuy génn ci mbedd mi tappalekat lañ ci camp Macky Sall lañ bokk parce que xale yi génnaluñ Ousmane Sonko génnaluñ keneen xale yi seen bopp lañ génnal li leen Ousmane Sonko wax mooy su ngeen xeexul ci ndóol ngeen di dee yéen ak seen i mbokk parce que réew mi Macky Sall mi ngi koy yàq kon xale yooyu di génnuñu pour Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko xëy na lii metti ci réew mi bu doon ay intérêt boppam rek la moom mën na ko parce que bu ñu nee kilo ceeb téeméer lay jar te war a jar juróom fukk moom xëy na am na lu mu ko jëndee bu ñu nee tamit jën seer na ca marché ba xëy na moom bu xëyee mën na jox waa këram ñu dem jënd jën mais ñi ko munul te li tee ñu mën ko mooy di sàcc sunu zircon di sàcc sunu fer di sàcc sunu gaz di sàcc sunu pétrole di ko jox ay tubaab wala di leen ko wanteer ñooñu di def loolu ñoo tax sénégalais yi mënuñoo dund kon Ousmane Sonko loolu la fi bëgg a jëlee loolu moo tax xale yi topp ko mais du kanam moo leen neex wala jëmmam moo leen neex kon ñiy ruube naan na xale yi bañ a génn ñooñu ci camp wu système bi lañ bokk parce que aujourd'hui tension bi am Sénégal xam nga lu ko andi pour la première fois ñu am un élément hors du système qui s'oppose au système le système en place depuis 1960
guléet ñu am koo xam ne bokkul ci seen biir taxaw di xëccoog ñoom pour nangu système moo tax ñu bokk ci système bi yëpp jëfru ñoom ñëpp ñi ngi xeex Ousmane Sonko parce que moom nekkul un élément du système contrairement à ce que certains disent naan non ci système bi la jànge ci système ak bokk ci système bi bokkul man ci système bi laa jànge yow mii ci nga jànge keneen ci la jànge mais xam la mooy différence bi mooy Ousmane Sonko mës a bokk ci ay parti yu bokk ci ñooñu Ousmane Sonko namptaluñ ko ci ñooñu am tamit ñoo xam bi nee ba argument boobu taxawul ñu ne non mi ngi ànd ak des éléments du système man leen loolu baax na su nit nekkee ci système bi ba mu jàgg mu gis ni système bi baaxul day ñëw ànd ak ku gëmul système bi pour ñu mën a xeex système bi loolu kay baax na li bon kay mooy moom système bi phagocyté ko soppi ko moom Ousmane Sonko mais moom bu mënee soppi système bi wala ñu nekkoon ci système mu mun leen a soppi ba andiwaat leen pour ñu gëm ne loolee ñu nekkoon baaxul nan ñëw ci lu baax pour que ñu jële fi système bi man jàpp naa ne loolu c'est une stratégie qui est efficace donc en réalité le vrai problème au Sénégal mooy li mos a am depuis 1960 c'était une compétition au sein d'un même camp boo jëlee Senghor bi muy xëccoog Ablaye Wade ñoo bokkoon camp ñoom ñaar ñëpp France leen tàggat ku ci nekk président France du tiit parce que ñoom ñëpp xalaati France lañ yore France moo leen tàggat réewum France lañ amee seen i diplôme doogu ñibbisi fii Sénégal boo jëlee Abdou Diouf Senghor a ko tàggat ci idée France la mos a nekk moom France la fi mos a nekkal suñ baree ci Abdou Diouf Ablaye Wade moo gagné élection yi bi Ablaye Wade gagné élection yi ñëpp gis nañ lim doxal ba mu demee ba commencé xeex France sax d'ailleurs la am problème muy à partir de 2006 2007 bi mu commencé di diversifier la coopération ci la ko France ni kon yaa ngi génn ci lan la jàngaloon léegi da nga ñëw bëgg a andil ay wujj ci sa réew ñu xeex ko pour mu jóge fi Macky Sall ci système bi la génne parce que de tout temps lépp lu fi Ablaye Wade def ci ay njombe ñoom ñoo ko bokkoon donc Macky Sall aussi ci système bi lañ ko nàmptale donc ñi fi mos a nekk président yépp ay président yu fi nekkal France lañ guléet système bi jàkkaarloog koo xam ne bokkul ci ñoom parce que France tant que yaa ngi bokk système bi soo nekkee président tiitul gis nga Benno Siggil Sénégal bi ñuy xeex seen biir moom feu Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse France musta tiit parce que France dafa gëmoon ni Moustapha Niasse jàll ak feu Ousmane Tanor Dieng jàll ñoo yem ci moom parce que c'est le même camp maintenant guléet France gis koo xam ni jàngewul réewam amul benn lobby français bu nekk ci ginnaawam kenn mësu koo nàmpatal ci complexe pour mu gëm France waa kooku nag tey jii bu fekkente ne moom mooy xëccoo pour jël réew mi mais c'est normal France tiit parce que France bu ñàkkee réew yi ma la fi limal sànq ba noppi bëgg ci teg Sénégal gis nga ni muy tegee pression Assimi Goïta pour que mu def élection rapidement xamul tax ñuy def la ñu bëri dañ naan mais lu tax France di teg pression Mali bay imposer CEDEAO à travers ñoom Macky Sall nii ni leen dem leen ngeen sanctionner Mali alors que Mali suñuy mbokk lañ ñun waruñu leen a sanctionner parce que Maliens yi actuellement lu bëri actuellement prix yi ma ngay commencé jóg tout simplement parce que embargo bi la mais te suñuy mbokk lañ parce que lu mu gàtt 2 à 3 millions de Sénégalais ña ngi fay dund parce que mënoo sax teqatle ab Malien comme Sénégalais ñoo bokk réew waa léegi nag xamalu war a loolu parce que France dafa bëgg Assimi Goïta le chef de la junte wala le chef des militaires parce que junte bi sax c'est péjoratif mais ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkal seen askan nekk ay militaires jël réew mi bëgg ko tegaat ci yoon di may leen ñu diir boo xam ne bu ñuy defaat ay élection dootu ñu fi teg n'importe qui ñun leen non da ngeen di gaawantu def élection xam nga tax France bëgg a def loolu buñ gaawantoo élection yi coup d'état ya daan am rek mooy amaat te ñoom dañ ne yàgg nañoo def coup d'état te kii ñëw dafay nekkal ku ne nekkal France nekk fi ak ay intérêt boppam ak ay jege ñaaleem loolu lañ fi bëgg a jëlee teg président bu bees bu baax boo xam ne dana nekk civil te dina ko teg ci yoon tegaat institution yi ci yoon soppi def réforme yi ñu war a def yépp avant ñu dem élection France ne leen loolu du fi amee léegi France bëgg gaawantu ñu dem élection pour que France jël ay moyens dem ngemb koo xam ne moo leen fay nekkal ñu dem élection civile boobu gagné nekkal fa France comme li IBK doon def lii mooy enjeu wu crise malienne bi loolu tamit la ñuy def ci sunu réew yi c'est-à-dire ku fi nekkal France ñu dooleel la képp koo xam discours bi ngay def mooy nekkal fi sa waa réew nekkal fi sa waa askan ba jafe-jafe yi sa waa réew di dund nga jëlee ko fi képp ku wax loolu maanaam daan ne France léegi dañuy traité d'égal à égal léegi bu ma amee sama alal joo xam si yow yaa koy exploité parce que aw ma moyen yu ma exploité da ngay ñëw ñu négocier 50-50 gagnant anglais di ko wax win-win loolu la France di bañ France li mu bëgg mooy ku mu noot te président Ousmane Sonko dafa wane ni man sama bopp moo ma la gënal dug bañ naa la man ñëw ma ni leen abal leen ñu suñu réew waaye dañuy waxtaan naan contrat yëpp ñu tegaat ko ci yoon li ci jaarul yoon ñu jubbanti ko bu ko defee li nga xam mooy suñu àq ak suñu yelleef ñun Sénégal ñu jox ñu ko bu ko defee ñu développé wu parce que dañoo am alal ba noppi nekk ci réew moo xam ni ñi ëpp ci ñoom dañoo ndóol loolu xel mënu koo nangu léegi nag discours boobu moo tax ñoom ñu bañ Ousmane Sonko ñëw au pouvoir moo tax ñu koy diaboliser di wut ay pexe lu nañu tuumaal ko
di ko naan yow nangam nga yow nangam nga yow ibaadu nga say jabar dañuy muuru ba mu neex leen ñu ni salafiste la ba mu neex leen ñu ni ko yow da ngay yàqtaan ay jigéen dem ba loolu yàqu ñu ne non léegi sax ñu ngi naan ko yow rebelle nga naan ko yow ay terroriste nga àndal yooyu yëpp ñu koy diaboliser musu fi am. justement foofu laa bëggoon ñëwee ak yow parce que depuis avènement wu Sonko quand même gis nañ ne étiquette yi ñu koy koleel dafa bëri. ñëw na nekk rebelle selon eux jóge foofu ñëw ci violeur jóge foofu ñëw ci terroriste tey jii da nga jàpp ne peut-être dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ginnaaw Macky Sall di dooleel jëf yi nga wala boog kàddu yi nga xam ne moom la ñuy duut ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko. effectivement loolu kay képp ku nekk Sénégal seetlu nga ko Ousmane Sonko rek moo fi nekk leader boo xam ne dañ koy rappeler fu mu juddoo naan ko yow Casamance nga dëkk mais keneen ku fi nekk doo xam sax ban région yeneen leader politique yi doo xam sax fu mu dëkk moom rek lañ fi wax fi mu dëkk moom rek la ñuy fàttali fi mu dëkk parce que dañ koo ragal moom rek la ñuy wax ne ko yow Casamance nga mais comme si Casamance bokkul Sénégal lu xew Casamance ñu ni moom na ci wax te pourtant yeneen leaders yi lu xew seen dëkk kenn leen wax leen ci man su ma nekkee par exemple région de Louga laa dëkk man Dame Mbodj su ma nekkee politicien lu xew Louga kenn du ma Dame Mbodj waa waxal ci li xew Louga mais Ousmane Sonko parce que Casamance la dëkk Ziguinchor la dëkk lu xew Ziguinchor ñu ko no waxal ci li xew Ziguinchor boo ci waxul rek yaa ngi ñoo ma ànd xoola ma waxe dof yooyu nekk ci ab région daa tax la fay xew yow lu fa xew rek yow sa responsabilité la léegi moom dëkk Casamance dafa tax Casamance bu amee guerre que moom daa war a wax ci guerre lu yoonam ci guerre kay ki yore réew mi moom koy réglé ak ñay guerre kon nag surtout que yow guerre boo am sax xam nga li gën a reetaanlu ci le fait que ñuy forcer sénégalais yi bëgg leen gëmloo ne Ousmane Sonko rebelle la waaw waa DIRPA barki Dembo Ndiaye defuñu fi communiqué bin attaqué les bases rebelles avec Salif Sadio bi ñu paree lu ñu wax du dañoo def communiqué ne léegi maîtriser nañ léegi rébellion amatul Casamance base rebelle yëpp récupéré nañ ko du loolu la ñu wax kon koy rébellion jeex na kon kay ku nekkoon rébellion kon kay ku nekkoon rebelle it léegi amatoo danger léegi kay alhamdulilah parce que ñun rébellion dañ koo ragal ndax danger bi ñoom nee nañ léegi maîtriser nañ la rébellion parce que démantelé nañ les bases rebelles en Casamance loolu la ñu wax ba dàq nañ rebelle bi ci ëppoon doole muy Salif Sadio chef rebelle bi dàq nañ ko léegi saye amatul benn base bu mu contrôler en Casamance loolu la ñu wax ñëpp di ko gis yàggul lool barki dem boo jaay la waaw léegi kay kon wax ji féete na boor kon kay waxu rébellion moom nañ ko tege ne léegi li des Casamance kay peut-être mooy ay groupe armé yoo xam ni yenn saa ñu kar nit ñeeg yooyu am na fa ak ñoo xam dañuy liggéey ci yamba bi et cetera ay narcotrafiquants et cetera kon ñu amee ci réew yëpp ñu war a taxaw nag xeex ko loolu moom d'accord naa ne moom réew yëpp presque am nañ ko mais dañ koy taxaw di xeex mais li leer daal mooy bëgg a jaaree ci rébellion pour yàq deru Ousmane Sonko mais yamul rek ci yàq deram mais pour bëgg koo faagaagal pour éliminer ko loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy feemu nguur gi parce que feem bi njëkkoon a jël te daaw ci heure bii wala daaw jéeg ci heure bii mu nekk li gënoon a tiital Sénégalais yi mooy bin koo jiiñee ni dafa yàqtaan jigéen biñ nee dafa siif jigéen muy wax ju ñaaw joo xam ne dem nañ ba ci biir gis ne yàqu na parce que yàqtaan boobu moom ak siif boobu moom yàqu na parce que li ko yàq mooy ka jiite gang ba ka jiite woon complot ba moo def ab audio ñëpp di dégg Adji Sarr di wax moom muy wax mu leer nañ ni ñoom lii complot bu ñu tegoon la ba audio boobu génnee ba léegi waa APR dañoo lu kenn déggatu leen ci dossier boobu parce que xam nañ ne yàqu na fii kenn mënatu fee gëm waxu siif. mais li ngay wax nii que ni preuve la muy audio bi génn ndax loolu c'est valable devant le juge. waaw non déggoo la ma la loolu kay waxu juge Sénégalais yi pare nañ ci wax juge moom kay ba Mamour Diallo waxee ni ko aji man li ma waxante woon ak yow génnuma ci dinaa fexe ba nga dem bitim réew et cetera dalal rek léegi procès bi yàggatul 3 mois ba mu ko waxee léegi mi ngi bëgg a mat 7 mois ba tool ni moom xam nañ ne affaire bi yàqu na moom affaire Adji Sarr moom yàqu na léegi comme yàqu na nag léegi te Ousmane moom benn objectif lañ am te Macky Sall moom am na ay kilifa yu nekk en France yoo xam def nañ seen i post ay tweet yu wax ni moom promettre na la France que mën na neutraliser Ousmane Sonko ci loolu rek lañ nekkuñ ci leneen maintenant nag comme affaire Adji Sarr bi yàqu na léegi aujourd'hui dañoo bëgg a ubbi beneen dossier mooy ubbi li ñuy tuddee ñoom rébellion bëgg a présenter Ousmane Sonko comme un rebelle alors que Ousmane Sonko wax dëgg yàlla mën nga koo traiter lu nekk nag waaye nag doo ko traiter rebelle nag wax dëgg yàlla. wax nga sànq démantèlement base rebelle Casamance ndax am na ci ñoo xamante ne ni dañoo jàpp ne ñenn ci ay rebelle sax ñoo wàlli yaan si fii si Ndakaaru ba tax na ñu ne jàpp nañ ay rebelle manifestation bi nga xamante ne ni moom la ñu génn muy 17 juin ñu tudd ci nag kenn. moo ci gën a fës xëy na moom moo di Ousmane Kabiline Diatta ban commentaire nga def si loolu. tàppale loolu ñu wax yëpp daal du ci dëgg. d'abord mbokki Ousmane Diatta génn nañ ni seen doom tuddul Ousmane Kabiline Diatta loolu mooy première tàppale
ay mbokkam ñoo def conférence de presse ni moom tuddul Ousmane Kabiline Diatta Ousmane Diatta la tudd. Kabiline dëkk bu mu dëkk la waaye moom bokkul ci turam loolu ay mbokkam a ko wax du samay wax man conférence de presse xaw ma ndax seetaan nga ko ay mbokkam def nañ conférence de presse wax ni tuddul Ousmane Kabiline Diatta Ousmane Diatta la tudd loolu moom ñëpp ñuy suivre presse bi gis nañ ko kon procureur loolu mu wax dëppoowul ak li nga xam moom la parent Ousmane Diatta yi wax. maintenant man dama gis ni dañuy forcer les gens à montrer que la Casamance c'est une zone boo xam ku fa jógee rebelle nga loolu la ñu war a arrêter. non du stabilité Sénégal parce que nit ñi duñu ay dof soxna Mariam nit ñi duñu ay dof. donc les gens ont compris. bëgg a tax non nit ñi mën nañoo caqat leen doo wax ju dëggu ak ju dëgguwul boo xoolee procureur bi lim ni mu doon wax sax nga xam ne li muy wax moom ci moom sax moom moo ko ñàkk gën a gëm nit ñi. donc li ma gëm mooy bëgg a présenter la Casamance comme région boo xam ay rebelle ñoo fa dëkk ku fa jógee rek ñu bëgg laa tegub rebelle loolu stigmatiser région jàmbur la il faut ñu arrêter. La Casamance est une partie intégrante du Sénégal nañ arrêté man mii di wax liggéeyee naa Casamance xam naa ko juróom-benni at laa fa def nit ñu am ay valeur lañ nit ñu am loyauté lañ ku ci seqal nit du la wor man dama daan bàyyi sama néeg en Casamance ñetti weer dem ñëw fii Ndakaaru nekk fi vacances du ma ko tëj ak caabi dama koy delloo su ma ñëwee xëccaat ubbi dara du romb buntu néeg bi sunu kër la même chose buntu kër gi kenn daawul tëj ak caabi li may wax samay collègues yi ma fa nekkandoon ñu ngi may dégg ñeneen ñi ma bokkaloon également ñun ñëpp suñu salon noonu nañ ko doon bàyyee ku ci nekk tamit sa néeg doo ko tëj amul woon tëj néeg parce que xam nañ ne Casamance kenn du dugg kër kenn loolu moo fa am ku fa waddal sa xaalis sax nit ñi duñ ko for ay jamono man ba ma fay nekk ku da ngay gis ku gis xaalis ci mbedd mi sax du ko nangoo for parce que danaan moom du yëfam ba yow mii mën ngay toppaat sa ginnaaw ba ñëw foraat sa xaalis loolu nag ay valeur la valeur yooyu dafa am leneen yenn valeur yu mu wone kon nag man moo bëgg a taxaw fii bëgg a stigmatiser ay nit naan ay rebelle lañ parce que dañoo dëkk Casamance loolu affaire yabaate la donc c'est la première chose ensuite mais yow ñu ni léegi Ousmane Diatta moom ñu ne dañ koo gis mu départ Sindian di ko xool ci ressources numériques yi mooy internet bi wala par le réseau de téléphonie nee na ñu koy gis muy traversé ñëw ba Kaolack ñu koy gis muy ñëw ba Mbour ñu koy gis ñu ñëw ba Dakar ñu jàpp ko mais il faut qu'on arrête. te am na ñeneen sax ñuy wax ne. ñu ngi ci ñu ne am na ñoo xam danoo tas ci biir Dakar fan lañ tas anañu mais loolu c'est un danger ne danoo tas Dakar rek loolu c'est une catastrophe danoo tas Dakar fan lañ dem mais il faut ñu wax ñu fan lañ nekk parce que loolu ça veut dire que ñun nous sommes exposés nous sommes en danger mais quand même il faut que les gens soient sérieux kan moo fi ak ku xam suñu police ak suñu gendarmerie ak ni ñu xarañe mais bu amoon ñu fi tas dans la nature kon heure bi jàpp nañ leen. gis nga en mars 2021 lu ñu fi waxoon ñoom moom ministre de l'intérieur génn fi ni ay forces occultes ñoo dugg Sénégal ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall feelu ko ministre de la justice feelu ko moom it ñoom ñëpp ñu taxaw naa ay forces occultes ana forces occultes yi nañ ñu génneel forces occultes yi bii tamit c'est la même chose ay waxi kese la rek waxi kese rek pour jéem a jàpp nit mais loolu kenn du ko fi nangoo. bu ñu yaakaaree ne mën nañoo fee fomenter un complot encore autour du terrorisme et de la rébellion pour di jéem a viser un adversaire boo xam dañ koo ragal mu jël nguur gi en 2024 mais kenn du ko fi nangoo c'est-à-dire que 2024 dañuy dem élection yi leer incha allah bu ñu bëggul a taal réew mi bu ñu dugg ci yooyu arrêter stigmatiser Casamance c'est une partie du Sénégal comme ni ko Louga nekke comme ni ko Fouta nekke comme ni ko Saalum nekke yëpp ay pàcc la ci réew mi yoo xam ne ku ci nekk da ngaa nekk sénégalais à part entière donc mun ñu fi teqatle bii sénégalais ak bee sénégalais donc man li ma bëgg mooy ñu arrêté ñoom gouvernement bi ak seen i bànqaas di tuumaal ñu jógee Casamance di leen taqal ni ay rebelle lañ Casamance kenn ëpp leen jàmm am na lu fa xew loo xam ni yàgg na lool depuis 1982 ñi ngi koy xeex ñoom armée sénégalaise ñëpp ànd ceeg ñoom parce que fii ay affaire rébellion kenn waru ko fee def sunum réew ñoom nag dem nañ ba ne léegi mën nañ rébellion bi amatul doole ñoom nee nañ tëj nañ base rebelle yëpp kon alhamdulilah kon nag rébellion bi nañ ko tege ne mais bëgg a yeesalaat loolu pour parce que am na candidat boo xam ni da nga koo ragal bëgg koo taqal loo xam ni di nga ko mën a jàpp loolu kenn du ko fi nangoo parce que fii kenn du fi dof c'est la même chose ak yi nga xam moom lañ fi yëkkati fan yii di jéem a jaay doole ay nit loolu nañ ko arrêté Ousmane Sonko encore une fois dafa am droit xëccoo ci politique comme ñëpp mais Casamance bi ñuy bi Robert Sagna nekk na fi candidat nekk Joola mais bi mu demee amul sax 1%
dem na fi élection présidentielle kenn voteelu ko te pourtant Casamance sax gañewu ko Robert Sagna gañewul Casamance te pourtant Joola la lu tax boobu néewuñu rebelle la il faut que les gens arrêtent. donc ci benn pàcc rek laata ñuy tëj ndax temps bi mu ngi ñuy dab mooy que ni rek récemment gis nañ ni Maître Sidiki Kaba jox na ay armes yu am solo armée parce que jàpp nañ ne peut-être dañoo infiltré ñu doon ay terroristes wala boog force occulte tey jii loolu tamit ban jàngat nga ciy def. bon d'abord jàngat ma ci njëkk a jàngat mooy le rôle de l'armée c'est pas de faire du maintien de l'ordre rôle armée du def maintien de l'ordre armée day sécuriser ay frontières. armée day sécuriser cohésion nationale loolu mooy rôle armée mais dem di def ay maintien de l'ordre ci ñuy manifester loolu rôle armée te gis nañ ni ci liñ leen di tuumaal mooy ñi ngi wut sax ay jumtuwaay yu ñu jox armée bi yoo xam ni daañ mën a dugg ci maintien de l'ordre bi te loolu bu fekkente ne loolu ñu leen waxal am na ce serait extrêmement grave man nag awma ci benn firnde mais daal daw na ci réseaux sociaux yi ñu ni ñoom ñi ngi équiper armée sénégalaise bi ak ay jumtuwaay yoo xam ne bu ñu demee ba soxla leen daañu mën a bokk ci maintien de l'ordre. mais partant du principe selon lequel dañoo am ay terroristes yu ñu wax dem ci manifestation ndax armée loolu ay terroristes su amee yoo xam ne dañoo dugg ci biir réew mi armée loolu xam na nu muy def pour xeex à travers ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee la gendarmerie et la police donc ñooñu c'est des militaires surtout la gendarmerie donc ñoo am nañ ay pexe yu nu traqué ay nit ñun soupçonné dañoo nar a def ñaawteef ci biir réew mi loolu du rôle armée encore une fois nañ arrêté sunu gendarmerie bi am nañ suffisamment de matériel am nañ xam-xam bi am nañ tàggat bi ba bu fekkee ay nit ñun soupçonné ñu dugg ci biir quartier yi la ñoom mën nañoo dem génne leen c'est sans armée dugg ci loolu nañ arrêté l'armée sénégalaise loolu du rôle am donc maintien de l'ordre loolu du rôle armée sénégalaise mais li ciy gën a graaw mooy aujourd'hui ci événement yi nga xam ne moom lañ génn du 17 juin dem nañ jàpp lu mat fukki nit ak benn ñii ni fukki nit ak ñett yoo xam ne ñu ngi leen tuddee force spéciale am ay journaux des 1000 collines noonu laa leen tuddee journaux des 1000 collines yoo xam ni ñoom ñoo taxaw di tuumaal nit ñi naan ñooñu dañoo ñëw pour def ay actes terroristes ba lim sax ni dañoo nar a dem ci ay këru kilifa yu nekk ci nguur gi ak ay centrale électrique yoo xam dañ ko nar a saboter loolu lañ leen taqal ay journaux nekk fii nar a taal réew mi parce que journaux yooyu maa ngi leen tuddee journaux des 1000 collines il faut qu'elles arrêtent il y a le journal L'Observateur le journal Les Échos bokk nañ ci ñoom ñoo ci gën a fës le journal L'Observateur ak le journal Les Échos leen ko titré kenn titré ko fi ñu taxaw di jéem a tuumaal ay sénégalais naan ay terroristes lañ parce que dañoo leen a fekk ñuy waaj a taal réew mi ba dem jàpp nañ leen actuellement seen i mbokk jaaxle nañ kenn ci ñoom man xam naa ko parce que ñoo jàngandoo muy ki ci tudd Pape Ousmane Seck kooku maa ngi moom ñoo jàngandoo à Ngumba Ngeewul école 1 bu Géewul fa lañ jàngee maa ngi moom doon ànd fawandoo ma xam waajuramu jigéen xam waajuramu góor xam ay frère am xam ay sœur am d'ailleurs kenn ci sœur am yi sax moo ma yëgal ne jàpp nañ ko bi ma demee Géewul la semaine passée man Ousmane moomu dama ko xam parce que waajuram dafa nekk góor gu baax goo xam ne tey ma nga ci dëgg yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo toj jumaay Ngumba Ngeewul tabax fa jumaa ju mag joo xam ne bi mu paree maam Abdou moo ñëwoon inauguré si ko moom waajuramu góor woowu da leen a jëlal ab ustaas boo xam ni da koy fay mu nekk ci kër gi takk fa soxna nekk ko fa di jàngal ay doomam ku ci nekk bala ngaa génn kër gi da ngay wàcc alxuraan ñoom ay nit ñu baax lañ ñu bëgg leen a traité de terroriste te ñi leen di traité terroriste ñoom ñoo leen gën il faut ñu arrêter moo tax gis naa tey waa Géewul def conférence de presse wax na ñoom dañuy mobiliser wu contre liñ bëgg a jaay doole seen doom bëgg ko tëj ci kaso bi naan moom terroriste la alors que du terroriste moom Ousmane Seck loolu c'est important ñu wax ko le président de la République ak son procureur Ousmane Seck du terroriste Italie la nekkoon di liggéey ba mu nekk mu ñibbi Sénégal moom papaam fii la nekkoon fi entrepreneur am fi famille am fi njabootam benn ci njabootam ñenn ci njabootam ñi ngi fii Ndakaaru ñenn ñi ñi ngi ci Ngumba Ngeewul kon ñun dañ leen a xam duñ ay terroriste man moom ñoo jànganoo màggandoo ki nga xam ne nag moom la bokkal te ñu ko ciy tudd ñu bokk bàyyi ñoom ñaar muy Akhenaton Ousseynou Seck la tudd Akhenaton moom moo nekk France di def ay live am di am ay position man partagé wu ma li muy def lépp de mais am na droit di am ay position ci réew mi léegi nag man li may wax man mii di wax ak yow benn jour attaqué na ma moom Akhenaton daan ne ma yow Dame Mbodj sama grand frère nga parce que yaa ma yor te li ma wax dëgg la je l'ai vu grandir ak yow parce que man magam la maasel
toppul sax ci magam jooju ma maaseel moom Ousseynou Seck mu ne ma Dame Mbodj yow sama grand frère nga mais d'accord ma ak yow xas ma ba traité ma sax ci lu ko neex bugguma ci delluwaat ci wax ji mais ba mu ko waxeet man damaa jàpp ni position am la rek parce que nit mën na juum mais nag Ousseynou Seck nga bëgg ko traité moom it de terroriste loolu wax caaxaan la parce que liñ ko bëgg a taxal naan non moo doon financé bu ñooñu nga xam ñoo naroon a indi fitna Sénégal mais Ousseynou Seck fu muy jëlee lu mu financé kenn Ousseynou Seck daa yor dara bay financé kenn maintenant c'est vrai que ci événement 8 juin yi mooy bi ñu autorisé woon te nit ñi di jël ay car fu ne di dem joxe na turu magam ji tey ñu téye muy Pape Ousmane Seck joxe na turam ni ku bëgg a coordonné mën nga coordonné moom parce que nit ku jub la joxe numéro de téléphone am ci page am ci net bi kan xam nga koy def loolu koy nëbut doo def loolu parce que boobu comme manifestation autorisée la manifestation pacifique la ñu ngi dajale ay car ku am ne jox ko ku am looy cotiser jox ko parce que moom il peut coordonner ça parce que moom Ousmane Seck moom Pastef la bokk am na ci droit mais Ousseynou Seck moom bokkul Pastef waa Pastef nee nañ amul carte ci ñoom moom aussi assumé na ko ni moom bokkul Pastef mais ay position la am rek ci réew mi di attaqué ay nit di wax ay position mais position yooyu nag ku ñi nangul mais nag bëgg a lënkale Ousseynou Seck ak waa Pastef ak di ko lënkale ak rakkam jooj di Pape Ousmane Seck bëgg a wax ne ñoom ñoo bëggoon a taal Sénégal loolu du dëgg ñoom ñaar ay doom baay lañ yu ma xam yoo xam ne ñoo nekk ndoon man ak ñoom géewul kenn ki maa mooma maase ki des sama rakk la muy Ousseynou Seck axee na ton kon nañ arrêté ñoom laa xam ci ñin jàpp kon bu ñu defee bu ñu bëggee taxal koo xam de terroriste kon jàpp naa ne même chose bi laa mën a wax ci ñeneen ñi parce que xawuma leen mais Ousmane Seck daal du terroriste Ousseynou Seck également du terroriste mën nga leen a jiiñ lu nekk ba mu des loolu seen i position nag lañ am ci réew mi comme ni ko ñëpp amee ku ci nekk di wax le mu xalaat ci réew mi mën nañoo juum buñ juumee nañu wax ban mbir lañ juumee mais encore une fois il faut que ñu arrêter parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bëgg a tuumaal ab leader di wut ay pexe ak ay prox ndool parce que Macky Sall ñi muy jàpp ñëpp ak ñi muy tuumaal ñëpp intéressé wuñ ko ki ko intéressé mooy Ousmane Sonko li muy nas lépp pour jëmale ko ci Ousmane Sonko la pour xool nu mu koy faagaagale pour que du mën a nekk candidat 2024 bu bugg la taal réew mi nag na dal xam ne moom mënta nekk candidat na bàyyi doomu jàmbur ji mu nekk candidat sénégalais yi ñooy fal buñ ko falee dénk ko réew mi 2024 bu doxalee bu sénégalais yi gisee seen bopp ci moom ñu bàyyi waat ko fi suñ ko fi gisul ñu jëlee ko fi waaye moom bëgg ñoo jaay doole ne man même bu ma mënta nekk candidat kii nekk candidat maa koy tànn kooku bu ko bëggee def mooy daa bëgg a taal réew mi ku bëgg jàmm na wax Macky Sall dëgg parce que bu am réew amee fitna da ngay xool kii tooñ nga dut ko baaraam ne ko yaa tooñ te kii tooñ Macky Sall la tudd képp ku dul naafeq da ngay dut baaraam Macky Sall ne ko yaa tooñ bàyyil sa tooñ gi bu ko defee ñu tegaat mbir mi ci yoon ñu tegaat sàttu réew mi ci yoon ñu ku ci nekk li nga am droit ñu jox la ko ki nga xam ne mënta nekk candidat 2024 comme yow loolu la yàlla dogal ci yow nga nangu ko ñu dem élection yi leer Sénégal yi tànn ku ñu bëgg bu ko defee ñu doxal réew mi Sénégal jëm kanam. leeral li am na solo ci pàcc boobu xëy na ñu ngi may signaler ne temps bi jeex na ñu baale rek nga joxe say kàddu yu mujj. ak concert casserole bi. ndax dañ ci participer loolu moom tëj la rek tëj la. concert casserole moom ñun dañ koy dàbbaleeti parce que sénégalais yi dañ cee adhéré ñoom sénégalais yi ñoo ko laajaat ñoo ne doyalun sax ci concert casserole bi maanaam comme gis nañ ni moom lu naqari nguur gi la te def na benn buzz au plan international média yëpp génn nañ ko au plan national également média yëpp yi nga xam ne duñ ay média tappalekat génn nañ ko léegi nag loolu moo tax ñun dañ koy dàbbalewaat buñ ko dàbbalee suba nag bu ñu xoolee ban jour lañ koy defaat daañ ko jàppaat mais daal ñun li ñu jàpp mooy forme de lutte la boo xam ne day wane ne Sénégal dellu na ginnaaw mais it wane na ne sénégalais yi adhéré nañ ci ki nga xam ne moom mooy leader charismatique bu Yewwi Askan Wi mooy Ousmane Sonko li mu leen defloo dañ koy def parce que xam nañ ni seen intérêt ci nekk li ñu bëgg mooy jàppale ko pour mu mën a yor réew mi en 2024 donc vraiment maa ngi lay sant di la gërëm soxna Mariama di gërëm également vraiment seen télévision bi Opinion Libre di ñaan mu gën a jëm ca kanam nit ñi abonné massivement ci seen plateforme ngeen di def ay émissions yu mucc ayib yoo xam ne di ngeen gën a yee sénégalais yi parce que li ngeen di def da ngeen di contribuer ci développement réew mi parce que réew mi képp kuy leeral sénégalais yi ci dëgg yaa ngi contribuer ci développement am te presse dafa am solo pour l'équilibre du pouvoir kon yéen li ngeen di def am na solo pour réew mi maa ngi leen ciy féliciter di leen ñaanal pour que ngeen vraiment gën a ful seen i activité
gën a bokk ci ñi ñuy gën a lim ci média yi incha allah ci année yi nu jëm parce que ñi ko ŋànk xam naa leen ay liggéeykat lañ yow surtout dama lay féliciter parce que am nga compétence am nga yar et puis am nga xarañte te loolu lañ soxla ci journaliste te loolu maa ngi la koy ñaanal di wax seen internautes yi également que bii mooy suñ première émission ci seen plateforme mais ñi ngi am yaakaar ci ni bii du nekk vraiment ndaje mu njëkk te mujj incha allah dinañ continuer di seq réew mi di waxtaane réew mi pour que Sénégal mën a jëm kanam. maa ngi leen di sant. te ba tey ci concert casserole bi. ñaari idée dafa dégagé wu te mooy que ni ñenn ñi jàpp ne day dëkk bi parce que su fekkee ne ci ñun la séeréer yi nanguwuñ ko ñeneen ñi jàpp ne day toj gàllaaju Macky Sall. waaw xam nga loolu moom ay waxi ku nekk ay interprétation la ñii nee nañ day toj gàllaaju ki jiite réew mi moo tax sax wax dëgg yàlla xam naa ne moo tax mu metti ko ba mu tiit yu metti yoo xam ne ñëpp xam nañ ni affaire bi vraiment am nañ ay anecdotes yu ñu ci am mais ñun leen jàpp mooy bu fekkente ni day toj gàllaajam kon moom ça veut dire que c'est fini pour lui parce que ñun forme de lutte la boo xam dañ koy continuer di adopter tant que mi ngi continuer di jaay doole tant que mi ngi jaay doole ñun dañuy jël forme de lutte boobu maintenant nag day réew mi loolu ay waxu ruubee la rek maanaam ñi bëgg ñu arrêté ko ñooy wax waxu day mais man borom xam-xam yi ma ci dégg ñu wax ci waxuñu de day réew dañ ni day toj gàllaaju njiitu réew day toj gàllaaju kilifa loolu moom dégg naa ay borom xam-xam yu bëri wax ko waaye nag day toj gàllaaju réew ak day delloo ginnaaw réew ak yooyu moom jàpp naa ne bu doon looloo Sénégal yàgg naa tëgg te wax dëgg yàlla amul benn problème bu ci am mais nag Sénégalais yëpp taxawandoo ci seen i balcon ba ca plateau xam nga ñun li ci gën a neex mooy plateau parce que plateau gars yi dañu defoon ni kenn du fa tëgg man mii wax dëgg yàlla comportement ñi dëkk plateau bett na ma mais plateau ñëpp a taxaw ci seen balcon yi di tëgg mu metti presque sax ñoom ñoo raw ñoom ñoo yanu pekke mi ñoom presque ñoom ñoo dàqoon a tëgg ba muy raisonné ci palais bi wax dëgg yàlla loolu moom man kontaan naa ci lool te maa ngi wax waa plateau ni comme ñoom ñoo jëloon buzz bi bii yoon bu leen ci kenn raw aussi suba incha allah nañu tëgg mu metti pour wan ko ne ko réew mi doyal nañu ci yow loolu mooy message bi encore une fois bu ñu fàtte message bi nekk derrière le concert de casserole message bi mooy Macky Sall doy na léegi sénégalais yi boo leen di jiite bañ la doy na man damaa gëm ni su ma lay jiite nga may tàcc fu ma jëm ma am 68% dem ba am ay 50 et quelques %, dem ba tey ñu naan élection locale yi 41% lim dajale lépp loolu lay toll donc ça veut dire que yow amatoo majorité sénégalais yi bàyyi nañ la mais liy dëgg mooy képp ko yow dëgg danaa ko Macky Sall nit ñi ne boo demee ba leen di jiite ñu lay def foo jëm ñu lay tàccu ak di la kañ nga dem ba foo dem ñu lay yuuxoo ci diaspora bi comme ci Sénégal ñëpp doyal ci yow da ngay dem sa yoon man bu ma demee ba bëggatoo ma damay wax ne jeex na te ab sëy nag damay wax ne foofu lay tëje gis nga ab sëy bu dee ku góor ki daa doyal wala ku jigéen ki doyal ku ci nekk da ngay gëm yàlla bu dee yow da ngay sëy ak nit nga dem bam ni man doyal naa munoo faa nekk di continuer di togg yu neex defa ne dina la baal wala nga tenk fa naan da ngay jënd ay cadeau yu indi yow ku góor gi defa ne daan la baal gis nga nit ki bu doyalee da ngay daan koy soxna si wala nga ni ko kilifa gi comme maag yow ñoo doon sëy bëggante te dem naa ba gis ne bëggante bi nekkatu fi te loolu la ko sénégalais yi won ne ko bëggoon nañ la waaye bëggatuñ la léegi doyal nañ léegi nit ki nag booy sëy ak moom bam ne la doy na xam nga looy def léegi séparation de corps bi jër te guddal da nga naan ko léegi comme doyal ngeen nañu woote ñu toog waxtaan ñu tàqali ko à l'amiable maanaam ku ne dem léegi nag foofu la Sénégalais yi toll ak Macky Sall maanaam dem nañ ba sëy bi tas na ñi ngi ci séparation de corps lan nekk mooy Sénégalais yi doyal nañ ñi ngi xaar rek acté ko en 2024 incha allah moom nag mu ni 2024 fii ak boobu dana tabaxi stade dana defar ay infrastructure ay BRT ay TR di leen jéem a neexal pour defa ne xolu sénégalais yi dana ñëwaat ban bëggaat ko sénégalais yi nag dañ ne ko même boo ñu defaloon tëli or doyal na kon nag ku koy dimbali na dakkal mbir mi mu jeex tàkk 2024 sénégalais yi fal beneen président. jërëjëf am na solo noonu la waxtaan wi tollu woon mbokk internet yi fii ci Opinion Libre di la jaajëfal bu baax ci sa disponibilité di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.